voilà jërëjëf mbokku téléspectateurs yi seetaan Mbour TV 20h jot fii ci Mbour ni ñu leen ko waxee woon rek démb tey ji nag ñaareelu guddi yoo xamante ni nag moom la ñu décrété couvre-feu 8h la ba 6h du matin fu mu toll nii nag gis ngeen ko depuis 8h ba léegi gisoo nit ñi kenn doxul dëkk bi nee na selaw oto yi daanaka doo leen gis ñi ngi fi nag ci wetu fi nga xamante ni moom mooy gare routière gis ngeen nag li nga xamante ni moom moo fi am sama ginnaaw dinañ leen ko wan dinañ dem ba Saly comme ni leen ko waxee woon dugg ci koñ yi tamit wan leen li nga xamante ni nag moom moo am ci dëkk bi ndax nag démb jàppoon nañ lu ci toll ko ñaar fukki nit ak ñett ak commissaire lay ak ñi nga xamante ni ñoom la àndaloon incha allah dinañ def tamit le point. yaakaar nañ ni nag liñ jàppoon démb duñ ko jàpp tey ndax nag nit ñi vraiment dinañu respecter li nga xamante ni nag moom mooy couvre-feu bi peut-être démb am na ñoo xamante ni amuñu woon chance mën a teel a ñibbi seen kër moo taxoon ñu jàpp leen waaye tamit am na ñoo xamante ni xamuñu woon li xew moo tax tey jii ak ni situation bi demee nii yaakaar nañ ni daal fii ak 6 heures du matin ñi ñuy jàpp ci nit du war a bari ndax nag ñenn ci ay nit rek la ñu gis ci mbedd mi waaye nag bu dul loolu oto dawul nit doxul ñëpp toog nañu seen kër incha allah suba ci 10 heures ci seen émission ànd jëlee fi li nga xamante ni moom mooy corona kooku di commissaire lay dinañ jokkoo ak moom mu jox ñu nag li nga xamante ni moom mooy état yi am. kon dañuy ànd ak sunu caméraman bii di Mor ñu xool dëkk bi ni mu mel dem Saly jóge fa dem fële nga xamante ni nag moom mooy ca croisement gis ngeen oto yi di romb noonu gendarmerie la ak police ñoom nag ñoom ñoo boole seeni force di def liggéey bu am solo ci dëkk bi pour nit ñi toog seeni kër ndax nag jàngoro ji nga xamante ni nag moom mooy corona mu daal di fiy jóge te gaaw fee jóge ndax nag fukki fan ak ñaar état d'urgence sanitaire couvre-feu dafa ëpp ci Sénégal attanuñu feebar bi nañ nit ñi toog seeni kër ngir feebar bi jóge fi waaye nag sama naataango Pape Mbar Faye moom tamit mi ngi fi Pape yow da ngaa waroon a ñibbi fu mu toll nii fii ak 48 heures may nañ ñu fii ak 48 heures ñu mën a liggéey mais tamit commissaire lay vraiment ñu gërëm ko nee nañu mën nañu def suñu liggéey ñun yàquñu mën nañu def suñu liggéey pour informer ñi nga xamante ni ñoom ñooy askan wi démb ak tey évolution bi yaakaar nga ni nit ñi dinañ toog seen kër respecté. bien sûr d'une manière générale vraiment nit ñi toog nañ seen kër un peu partout au Sénégal ñiy génn bon c'est des cas exceptionnels bon peut-être li ñu mënoon ñaax rek police ñu gérer avec beaucoup plus de diplomatie yenn cas yooyu bon parce que wax dëgg démb ñu bëri ñaawlu nañ ci réseaux sociaux débordement yi jot a am principalement à Dakar. ay citoyens ordinaires ñu génn ñu humilier leen parce que c'était ça tey leen dóor leen toroxal leen alors que loolu du rôle police dañu war a appliquer veiller à l'application de la loi su fekkee nit génn na enfreindre à la loi nga yóbbu ko def li sa liggéey mais amoo droit dóor ko bon te yaakaar nañ ne sax kilifa yi tey ni ñu waxee daañu jël ay mesures ci agents yooyu nga xam ne vraiment ay dérapage la ñuy def à part ça vraiment sénégalais yi comprendre nañ sens initiative bi te ñu ngi ci adhéré globalement puisque situation bi nii mu ngi koy refléter largement. loolu am na solo kon nag dañuy ànd ak Mor rek ñu dugg ci biir dëkk bi indi leen lépp loo xamante ni tey jii xew na fii ak état d'urgence bi nga xamante ni nag lancé nañ ko.
voilà jërëjëf mbokku téléspectateurs yi seetaan Mbour TV ginnaaw nag bi ñu jógee côté gare routière ni ñu leen ko waxee woon rek ñu ngi nii nag di dem fi nga xamante ni nag moom mooy station balnéaire bu Saly Portudal romb nañ fi nga xamante ni nag moom mooy impôt et domaine gis ngeen nag benn moto dong lañ seen muy dox côté stade Caroline Faye mi ngi nii dëkk bi nee na selaw ñi nga xamante ni ñoom ñooy jaaykat yi daan faral di toog fii doo leen fi gis kenn toogu fi fii nga xamante ni nag moom mooy croisement bi jëm l'hôpital bu Grand Mbour tamit boo leen ko xoolee nii di ngeen gis ni tamit dëkk bi vraiment kenn nekk fi kenn doxul nit ñëpp toog nañu fi nga xamante ni nag moom mooy seeni kër ni nga xamante ni nag noonu la ko président de la république bëggee ni nga xamante ni noonu la ko askan wi tamit defee muy lu rafet nag vraiment fii ci Mbour ak ki nga xamante ni moom mooy commissaire Madjibou Leye mi nga xamante ni nag moom moo jiite opération bi ànd ci ak police bu Saly Portudal démb ñu ngi mobilisé woon lu ci tollook 145 personnes ci ay GMI ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy corps urbain jàppoon ci lu tollook ñaar fukki nit ak ñett tegoon leen loxo ñenn ñi dañ leen a jàppoon ndax yàmba ñeneen ñi dañ leen a jàppoon ndax dañoo màndi woon ñu ci des dañ leen a jàppoon ndax seen i pièces su oto mu nekkoon nag liggéey boo xamante ni liggéey bu rafet la amuloon benn incident tey ji tamit noonu lañ ko defee waat liggéey bi door na depuis 20 heures nit ñi ñi ngi liggéey maanaam police mi ngi dugg ci koñ yi dugg ci quartier yi dugg ci ruq-ruqaat yi pour xool nit ñi ndax respecté nañ mesure bi nga xamante ni nag moom la ñu war a jël romb nañ fi nga xamante ni moom mooy douane jëm Saly Portudal ñi ngi côté Salon d'Or fii tamit gis nga nit ñi kenn doxul kenn ñëpp a ngi toog oto yi nga xamante ni ñoom la ñuy rombanteel ay benn oto lay doon te xam naa ne tamit ñooñu dañuy am peut-être autorisation boo xamante ni moom moo leen di permettre ñu mën a circuler ay benn nit ngay gis ay benn nit ngay gis bon ñii tamit ñoom dañu mel ni tamit ñu jógee hôpital ndax nag fii dafa am benn clinique boo xamante ni moom moo fi nekk mooy li nga xamante ni rek loolu la nit ñi doon wax depuis démb que ni peut-être di nga gis nit nga jàpp ko dóor ko fekk ni hôpital la jógee doxul woon soxlaam wala yaayam la doon yóbbu hôpital gis ngeen ñi nga xamante ni ñoom la ñu romb léegi nii ay nit lañ dafa mel ni ci clinique bi lañ jógee war a ñibbi fi nga xamante ni nag moom mooy seeni kër fii nag moom mooy ci juuti bu Mbour nag ku ko wax di nga wax ñi nga xamante ni ñoom ñooy takk der yi ndax nag en général takk der yi fii ci juuti bu Mbour li ñuy ëpp dañ fiy faral di monter check point lay doon xam naa du ñàkk dinañ fi tase ak yenn ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy takk der yi ñoom ñi nga xamante ni nag ñi ngi def liggéey bu am solo gis nga nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy takk der yi ñoom ñoo nekk fii ñi nag waa GMI la vraiment ñoom ñooy aar nit ñi di def liggéey bu am solo gis ngeen oto yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk chef nuyu nañ leen jërëjëf ñoom nag gis nga ñoom ñooy def liggéey bu am solo bi ci dëkk bi ngir nag nit ñi nekk ci jàmm nit ñi nekk ci sécurité gis nga Mbour dëkku jàmm la dëkku salaam la gis nga gendarmerie ñu ngi noonu tamit di rombaat xam nga nag gendarmerie ñoom ñooy gérer li nga xamante ni nag ñoom ñooy àll bi yenn ruq-ruqaat yeeg yooyu ñoom ñoo koy gérer loolu tamit yaakaar naa lu am solo la fii nag moom mooy MEDSEF fii la ñuy wax MEDSEF Pape gis nga li ñu doon wax rek muy liggéey bu am solo bi nga xamante ni sunu waaye takk der yi ñi ngi koy liggéey ñii nag ay jàmbaar lañ ndax sedd bi nit ñi toog seen i kër ñuy aar nit ñi di leen protéger vraiment ñu jar a delloo njukkal la. effectivement ñu jar a delloo njukkal lañ kenn amul seen fay ni nga ko waxee jamono yi nit ñi ñu ngi toog seen kër ñoom ñu nekk ci biti ku ci nekk yaa ngi toog ak sa famille dans l'intimité di savourer moment yow ñoom ñu nekk nii ci biti ngir aar ñu ndax lan ngir fexe sénégalais yi génn ngir moytu feebar donc lii jaamu yàlla la bu am solo la. kuy fexe ba nga moytundiku luy sooxeel sa wërgu yaram kooku de wax dëgg ku la bëgg la daanaka mun nga jàpp ne sa sëriñ la ci jamono yooyu donc xeetu jaamu yàlla la
waaw gis nga Pape gis nga fii ni mu daan mel fii ni mu daan xumbee croisement Saly bi nii ni mu daan xumbee gisoo fi kenn. waaw effectivement gisoo fi kenn mooy li ma la wax la rek koo fi gis muy dox xëy na am na soxla bu jàmp waaw xëy na daal loolu ngay mën a parce que da nga jàpp ne képp kuy dox ni waxtu bi rek da nga am soxla bu jàmp su dul loolu doo génn te gisaguma fi ñu interpeller kenn donc ñi fiy dox yëpp dañu am soxla bu jàmp mbaa yoon may leen ko waaw donc moo tax ñuy mën a dox comme ni ñu ko yoon mayee nii ak ñeneen ñi nga xam ne yoon moo leen ko may mbaa ñu am soxla bu jàmp ñu am ku tawat mbaa ñu am yeneen. loolu am na solo ni nga ko waxee rek gis nga nag ñi ñooy waa police bu Saly sama gars yi nuyu nañ leen ba yéen a ngi ci jàmm naka liggéey bi ba RAS rien à signaler alhamdulilah waaw gis nga nag ñoom ñooy waa Saly gis ngeen ñoom ñoo nekk fii ci croisement Saly bi dégg ngeen RAS rien à signaler comme ni ñu koy waxee ci seen jargon. C'est un jargon militaire rien à signaler donc amul lenn lu spécial lépp yemb na ko lépp yemb na wax dëgg ndax ni ñu ko seetloo fii lépp yemb na gisuñ fi kenn kuy jàll jaltewuñ fi kenn salfaañewul daal. waaw donc kenn jalgatiwul daal lépp bokk na. comme daal RAS mën nañoo tëddi ñun tamit. waaw mën nañoo tëddi fi mu nekk nii ndax ñu nit sonn nañ trop. waaw ne mën nañoo tëddi ndax nag il faut ñu monter éléments yi il faut ñu diffuser ko xam nga ñun tamit li ñuy daj ñoom loolu la ñuy daj ñun nit ñaa ngi tëdd seen i kër di nelaw ñun ñu sacrifié wu génn ci mbedd mi war a jox nit ñi. li nga xamante ni moom mooy information bi surtout nag information bi nga xamante ni mooy bu dëgg bi ndax nag lii mooy sur le terrain information bi nga xamante ni moom moo wér te moom moo wóor Pape. waaw donc wax dëgg-dëgg Mbour TV moom fi mu nekk nii au niveau national référence la fi ndax tey lii yaakaaruma sax ne am na ay sites yu ko def Dakar je vous le dis honnêtement gisuma ko waaw donc l'instantanéité vivre l'événement instantanément en direct à chaud c'est ça la nouvelle posture pour un journaliste léegi lii moo xew il faut faire vivre les informations surtout capitales à chaud te moom la ñuy def nii donc wax dëgg tey liggéey Mbour TV liggéey bu ñu ràññee la même au niveau national voire même international parce que on est international. voilà jërëjëf mbokku téléspectateurs yi comme ni leen ko waxee woon rek ñu ngi fi nag ci croisement Saly bi juste fekk fi benn kilifa gi yow looy dox heure bi. waaw dox heure bi xanaa bokk ci waa santé rek. tur bi daal la. docteur Diène. docteur kon yow docteur nga yéen moom gars yi dañ leen di bàyyi ngeen jàll docteur nan nga gisee couvre-feu bi. bon gis naa ne y a vraiment les forces de l'ordre sont là pour voilà maintenir comme on dit l'ordre ñu ngi fii ñu ngi def seen liggéey quoi j'ai eu presque 4 contrôles 5 bi ma jógee Diamniadio bi fii quoi waaw donc ça veut dire que voilà ça tient à cœur les autorités quoi bon nit ñi aussi nañ jéem a respecter c'est pour le bien de tous docteur jàngoro bi mu nekk jàngoro bu doy waar nit ñi toog seen kër saafara la. oui ñun en tout cas ñun ñi nekk ci mbir mi xam nañ ne saafara la parce que li ko mën a indi mooy contact yi bu ñu ko wàññee fii ak 15 jours peut-être dinañ stopper progression feebar bi d'autant plus que commencé nañ gis ay cas communautaire boo ko déggee ça veut dire que ki ko am daf ko am te xamul kan moo ko jox donc ça veut dire que tey Sénégal ku nekk mën na ko am donc il faut que les gens fassent plus attention te lii bon c'est un mal pour un bien voilà. donc d'accord ok. merci docteur jërëjëf merci beaucoup donc docteur jërëjëf dégg ngeen ko moom nag Diamniadio la jógee gis na ne nag fu mu toll nii nit ñi suivre nañ li nga xamante ni nag moom mooy couvre-feu bi fii ci croisement Saly dañuy dugg nag ci ruq-ruqaat yi wan leen li nga xamante ni nag moom moo fi am ak Mbour TV du yomb. voilà jërëjëf mbokku téléspectateurs yi seetaan Mbour TV ginnaaw nag bi ñu jógee. fële nga xamante ni nag moom mooy ca Saly ñu ngi nii nag di romb mairie bu Mbour gis nga nag auto police moom la ñuy di dugg ci li nga xamante ni nag moom mooy koñ yi gis nga nag oto yi nga xamante ni moom la ñuy rombanteel ñooñu dafa mel ni am na ñoo xamante ni ñoom la ñu jàpp ci ginnaaw oto boobu noonu gis nga am na oto boobu
mën na nekk ay nit yu ñu jàpp waaye tamit mën na nekk sax ay nit yoo xamante ni déjà dañ leen a ramasse ci liggéey bu am solo bi gis ngeen fii ci police bi oto yi nga xamante ni nag ñoom ñoo fi nekk yëpp ay oto la yoo xamante ni nag jàpp nañu leen incha allah commissaire dinañu defal li nga xamante ni nag moom mooy point bi suba incha allah ñu ngi nii di romb fii nga xamante ni nag moom mooy police gis nga oto boobu nag oto Senelec la ñoom tamit xam naa ni ci ñuy bàyyi ñuy liggéey la oto ambulance yi ñoom tamit gis ngeen leen romb nañ ñu sànq ñi ngi fii nag ci croisement bi nga xamante ni nag moom mooy terminus fii nag mooy terminus fii daanaka da daan xumbu daanaka da daan bëri nit mais nag dañuy dugg ci koñ yi xool ñi nga xamante ni nag ñoom ñooy askan wi ndax nag respecté nañ li nga xamante ni nag moom mooy mot d'ordre bi di couvre-feu à 20h vous restez chez vous fu mu toll nii nag heure bi mi ngi dem gis nañu nit ñi respecté nañ ko ba 22h jot na fi mu toll nii nag au moment où ñuy wax ak yéen il est 22h05 fii ci koñ bi nga xamante ni koñ bu bëri nit la woon nit ñi dañ daan toog ci buntu kër yi di ataaya di waxtaan yooyu yëpp gis nañ ni vraiment amu fi boutique yi tëj nañ commerce yi tëj nañ restaurant yi dibiterie yi ñoom ñëpp tëj nañ fu mu toll nii nag dëkk bi nee na selaw dëkk bi nee na selaw ñun taskatu xibaar yi ak policiers yi ñun loolu fu mu toll nii ñoom ñoo nekk ci kër gi ñoo nekk ci dëkk bi Pape mu nekk nag situation boo xamante ni est-ce que mës ngaa dund couvre-feu. bien évidemment dund naa ko am 1988 yaa ngi fàttaliku 1988 amoon na fi couvre-feu bi ñu génnee ci élection présidentielle bi mais mosuma ko dundee nii quand même dinañ doon génn ñun at woowu di doon génn nous étions encore jeunes di génn di doxi suñu soxla. mais mosuma ko dundee nii quoi intensément ma génn nii ci mbedd yi dugg di tase police surtout man pour vous dire man auto police sax du ma koy gis guddi waaw du ma dox heure bu may dox du ma bay gis auto police donc c'est pratiquement une première. mais Pape gis naa tamit lu rafet policiers yi fu ñu gis vraiment taxaw donc saafonte ak ñun waxtaan ak ñun dalal suñu xel vraiment mu nekk collaboration bu rafet boo xamante ni fii ci Mbour moom mën naa ni collaboration bi rafet na macha allah. mais noonu la war a demee d'abord xëy na ci seen njiit la commencé mais police ku ko xam police mooy les premiers serviteurs de la cité dans la Grèce antique donc. Police, tu dois avoir une notion civique, tu dois être proche du peuple, de la population. Donc le journaliste aussi, population bi la fi nekkal nekk relais lenn de population bi donc naturellement complicité bi dafay naturel waaw donc loolu la quoi donc lu naturel si vraiment police comprendre nañ quoi am nañ lan mooy enjeu communication lan mooy rôle presse pour ñi ko xam quoi waaw parce que moo tax vraiment parfois su may gis yenn accrochage di am entre police ak presse daf may xaw a jaaxal quoi waaw souvent li ci ëpp dérapage yi ci côté police lay doon souvent puisque ne comprennent pas lan mooy rôle journaliste dañuy yaakaar ne dañuy ñëw c'est des fauteurs de trouble alors que du loolu waaw ku jóg sa kër bàyyi ko ñëw di nekk ci mbedd mi ci yenn lieux yi c'est parce que da nga bëgg askan bi ñu am yenn niveau d'information yi loolu dafay participer dafay renforcer li nga xam ne mooy démocratie waaw. loolu am na solo Pape vraiment dañuy remercier bu baax nag commissaire Leye ndax nag moom compréhension bi nga xamante ni am na ko ndax nag à chaque fois que presse bi soxla ko rek vraiment daf leen koy yombalal te vraiment yombalal nañu liggéey bi depuis affaire yi commencé ba léegi ni ma ko waxee woon léegi rek ñi ñu gis ci mbedd yi ñuy taxaw noonu ñoom ñooy ñi nga xamante ni ñooy agent de sécurité yi parce que nag ñoom ñooy garder oto yi ñoom ñooy garder kër yi ñoom ñooy garder pharmacie yi ñoom tamit yoon may na leen ñu taxaw def li nga xamante ni moom mooy seen liggéey waaye nag day fekk ñu sol seen i tenue tamit Pape gis nga koñ bi nga xamante ni fi la ñu dugg nii koñ bu xumb la daan doon Mbour séeréer mais fu mu toll nii gisoo fi kenn boutique yi kër yi nit ñëpp sax waxuma la fatu mais nit ñi dañoo tëdd far. waaw nit ñi tëdd nañ comme muy lu yoon rek. nit ñi teel a tëdd teel a yeewu préparé waat ànd nañ cela veut dire que nguur gi dogal bi ngeen jël ànd nañ ci ndax xam nañ ne suñu intérêt moo ci ne waaw comme feebar bi comme ni ko njiitu réew bu waxee nit ñi ñoo koy doxal waaw wax dëgg su fekkee doxal nañ ko guddi bëccëg bi yëpp ak
restriction yi jël guddi gi ñu may nit ñi ñu sàmm au moins feebar bi bañ a dox ndax xëy na su doxul yenn 10 heures durant 10 heures parce que restriction bi 10 heures la 10 tours d'horloge la 20 heures ba 6 heures du matin 10 tours d'horloge su fekkee ne doxul suñ ko jàppee ni lu mat ay ñaar ci ay bés xëj na dina reculer te su boobaa réew mi nit ñi delluwaat ci liñ nekkoon ñu delluwaat ci seen sago waaw pour nekk ni daanaka sago dafa jeex. loolu am na solo kon nag jërëjëf mbokku téléspectateurs yi doon seetaan Mbour TV tey ji nag lii lañ leen indiloon ci couvre-feu bi nga xamante ni nag Mbour def nañ ko incha allah suba ci point bi nga xamante ni dinañ ko def dinañ leen jox nombre bi nga xamante ni moom la commissaire utilisé waaye tamit ñaata nit la ñu teg loxo mais yaakaar naa ni liñ teg loxo démb xalaatuma ñu teg ko loxo tey parce que nag nit ñi vraiment conscient nañ ci li nga xamante ni nag moom mooy liggéey bi ñu leen di liggéeyal. Mor doo dem tëdd ah foo dëkk ah yow onkaan nga dëkk yow est-ce que yëg nga li xew. yëguma li xew yi. yëgoo li xew ñaari fan yi. yëguma. yëgoo ni dañuy ramasse à partir de 8 heures. yëguma kenn. foo nekkoon. Dakar. Dakar kañ nga ñëw. démb. waaw léegi demal tëddi wala ngay ramasse dégg nga waaw may ma 100 francs fan waaye demal tëddi waaye nag